dalee nag jàmm ci xibaaru bis bi ci Seneweb TV lu ciy gën a fës bokk na ci la xew ca Bargny naka la benn Gambien dal di dépouiller benn commerçant bu am alal ci lu tolloog 673 millions de francs CFA ca Sébikotane mairie ba daan nañ leen di génnee ci TF 326R bi ba noppi condamné leen ngir ñu fay 50 millions de francs CFA ku ñu koy fay dinañ leen ko dégtal tontine détourné mbir yaa ngi gën di tar ak compliqué ngir kile di Ndeya Beauté ultimatum Pape Abdoulaye Seck bi ci Dame Amar danañ leen ko dal di dégtal mbirum Pape Cheikh Diallo ñeenti nit tegal nañ leen ci loxo bokk ci benn gendarme auxiliaire ak benn journaliste ci assemblée nationale loi spéciale bi loi spéciale Sonko bi tey ci talaata ji lañ koy voté lépp li nga xamante ni waras nañ ko see xam dinañ leen ko dal di jottali Sénélec contre DVAE Arouna Dia Ousmane Sonko ak appel Ouagadougou bi dinañ leen ci dal di dégtal décret ARCOP 9 membres yi nga xamante ni ñoom la ñu fal ci conseil de régulation de la commande publique dinañ leen ko dal di dégtal réforme Diomaye Faye Mimi Touré daal dinay xamle relub El Malick Ndiaye ak ki nga xamante ne ni moom moo di Ayib Daffé ci waxtu woowee Mamadou Ibra Kane moom mu ngay ŋàññi njiital réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci li nga xamante ne ni moom moo di colkoom candidature Macky Sall ci ONU lu Serigne Mountakha wax convergence citoyenne bi dinañ leen ko dal di jottali laata ñu ci toftal xibaaru tàggat yaram bu ñu koy ndar képpe mbokk yi li lay gën a fës ci wàllum tënk ngeen taaxiirlu nes tuut gannaaw bàkk bi ñu daal di koy yaatal. mu ngoog bàkk ba jib na nuyu nañ leen bu baax yi ñu ñuy teel waxtu le temb ci Seneweb ñu tegee ko loxo ca Rosso ci frontière beeg Mauritanie te sow daal dinañ koy nag remettre ci antenne régionale saint-louisienne bu division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées daal dinañ koy déféré parquet bu Saint-Louis ngir faux et usage de faux ak usurpation d'identité lu mu def bu ñu sukkandikoo si enquêteurs yi daf doon tukki ak benn faux passeport mauricien bi nga xamante ne ñu ngi ko def si turub Gabriel Sow juddu 12 avril 1985 ca Port-Louis capitalu île Maurice vérification yu policiers yi def ñoo tax nag ñu gis ne moom moomee dafa am carte d'identité nationale sénégalaise te mu ngi judd atum 1982 ci Ndakaaru ñu confronté ko loolee ñu gis daal dinay avoué que ni te Sow moom mooy identité dëggam te Gabriel Sow doonul woon lu dul rek ab tur bi nga xamante ne ni daf ko suggéré loon ku ko doon defaral passeport am bi mu xam ko si turu Abo A daal dina si yokk ne nag dépensé na $2 millions ci suñu koppar ngir am passeport mauricien boobee te Sow daal dinay xam ne daal mi nga xamee Abo A moomee ci Facebook te tamit daal nañuy jokkoo si WhatsApp di souligner ne daal moom moomee da doon jëfandikoo benn numéro téléphone turc ba document bi nag ba ñu établir document bi daal dinay jotee ci ab colis express boobule document bu ñu sukkandikoo ci Libération. ñu dem ca diwaanu Bargny élément yu commissariat bu Guédiawaye yor wàllum dossier bi amuñu yittewu ba dem dal di wëri wala convoqué mise en cause bi li ni mel nag dañu leen ko dal di servir ci benn plateau plaignant bi moo leen ko dal di servir ci ay conditions yu ñu préciser wol bu ñu sukkandikoo ci observateur bu évoqué boobu lee mbir ni ki dem ci altine ji M Ndiaye daal dina yóbbu AS Trera ba ca poste bu police ba laata muy déposé plainte jëmale ci moom ngir escroquerie ku ma njëkk a lim nag commerçant bu riche la ci wàllum grossiste dëkk Bargny ñaareelu nit ki ab soxna la nag di femme d'affaires gambienne ñoom nag dañoo am ay relation d'affaires ca Touba lañ ko amee woon atum 2023 grossiste bi nag da ko fournir li nga xamante ne moo di meewu pëndax bi nga xamante ni daf koy chargé depuis ay entrepôt wam Bargny ngir jaayaat leen ca Gambie waaye nag ci ay weer commerçante bi dafa accumuler ay retardu paiement malgré passif bi AS3 dafa dal di am conviction que ni M Ndiaye weeru février 2026 mu convaincre que dana ko confier benn stock ceeb bu valeur 330 millions de francs CFA idée bi nag mi ngi dal di jógee ko woon si ki nga xamante ne ni moom moo di
idée bi mi ngi doonoon wàllum jaay ay denrées alimentaires ba noppi jox commerçant bi li nga xamante ne ni moom moo di paaram amul nag benn versement bi nga xamante ne ni daal dina koy def si noonu nag moom si la dem ca Banjul AS Trera jot na jàllale ceeb ba noppi jëfandikoo fonds yi ngir importer ay conteneur boppam ca bitim réew yemul foofu ba mu defee ay semaine gannaaw histoire ceeb bi femme d'affaires bi dafa dem seeti commerçant bi moom moomee yaakaar ne dafa ñëw ngir nag amal li nga xamante ni moom moo di fayu ba koppar yam ko amel erreur ndaxte nag AS Trera doo ko expliquer nag ne dafa am si nag loxoom stock bu important si ceeb ca Gambie te nag mu ne su la dajale 39 millions de francs CFA yu war ngir dédouanement am ngir nag rassurer fournisseur am da ko proposé nag que ni somme bi mu daal di koy jaarale si frère am Trera dëkk Sacré-Cœur li ni mu kookee nag yoroon wàllu ba dem ca Gambie ngir régler dédouanement waaye nag gannaaw la li commerçante bi respecté wul parole am Emi Ndiaye da koo dal di dépouiller mu dem ca commissariat bu Guédiawaye ak commerçante gambienne ba bu ñu sukkandikoo si calcul yu plaignant bi préjudice bi ñu ngi ko xayma si 673 millions 800 mille francs CFA Trera moom placé nañ ko en garde à vue ci ndigalu procureur bu Pikine Guédiawaye donte engagé wu na ngir régler lépp si wàllum dette bi si quelques semaines. si bu ñu sukkandikoo ci libération commune bu Sébikotane daal dinañ koy condamné lourdement ñaareelu chambre civile bu tribunal bu Ndakaaru moo ko condamné ci litige foncier bu koy opposé ak héritier yu Nebour Soumbane yi bu ñu sukkandikoo ci détails yi àttekat bi dafa conclure que ni daal mairie bi da doon occupé titre foncier numéro 326R te amu ci droit ni titre naka noonu tribunal dafa ordonné ngir ñu génnee ko fa immédiatement foofee ca municipalité ba si nag personam ak i nag ay bien wam ainsi que ñëpp ña nga xamante ne ni ñoo fa nekk mu teg leen fa gannaaw loolee même source bi leeral na ne institution bi nag daal dinay contrainte aussi ngir verser ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ko yeyoo lu tolloog 50 millions de francs CFA ngir titre dommage ak intérêt ngir préjudice bu ñu daal di subir. Ndeye Fatou Diatta ñu naan ko Ndeye Boti defeere nañ ko ca tribunal bu Ndakaaru ni ki démb ci altine ji brigade de recherche bu Faidherbe ñoo ko defeere ngir abus de confiance ak escroquerie bu ñu sukkandikoo ci Seneweb commerçante bi nag xamagul fa muy mujjee dafa def objet wu benn retour de parquet ba tax mu fanaan guddi ga ca commissariat wu arrondissement bu Rebeuss dinañ ko yóbbu mal talaatay tey jile ca cave palais de justice bu Lat Dior ci waxtu bu muy xarandi ñaddu ci mbiram wa ila procureur de la république daal di koy édifié Ndeye Boti di Ndeye Fatou Dia dañ koo teg loxo ngir benn mbirum natt ba nga xamante ne ni daf ko daal di détourné ay plaignante yu bëri daal di manifesté wu di dénoncé ay mbir yi nga xamante ne ni dafa entraîné benn préjudice bu ñuy évaluer si lu ëpp ñeent fukki millions ci suñuy koppar. Seneweb jotoon ko xamle Pape Abdoulaye Seck doomu ancien premier ministre bi la di Idrissa Seck mënees nañ koo déféré talaata tey jile ca kanamu parquet bu tribunal bu grande instance hors classe bu Ndakaaru ñu teg ko loxo gannaaw benn plainte bu xaritam bi la di Dame Amar déposé doomu ndem si yàlla homme d'affaires bi la di Ahmed Amar placé nañ ko en garde à vue ca DC ñu ngi koy toppee ay mbirum présumé vol escroquerie ak chantage si ay millions yu bëri suñuy koppar bu ñu sukkandikoo ci plainte bi mbir yi mu ngi door si benn séjour bu ñu àndoon bokk ko ca Paris plaignant bi nee na daal dafa jël carte bancaire am confié ko mise en cause bi ngir benn retrait ponctuel waaye nag moom moomee dafa fulandi opération fraudulosité yëgul tinul préjudice bi yëpp ñu ngi ko xayma ci 11 millions de francs CFA bokk ci tamit benn retrait initial wu 10 000 euros di daanaka 6,6 millions de francs CFA ki ay dépenses yu mu amal ci ay boîte de nuit parisienne même source bi yokk si ne Abdoulaye Seck gannaaw loolee dafa quitté France dem Dubaï te nag si ville boobee la Dame Amar daal di xamle ne daal fa la ko daal di gisee ba noppi di ko réclamer ngir mu delloo ko yooyu le koppar nee na tamit foofee la doomu ancien premier ministre bi si jamonoy maître Abdoulaye Wade basculé ci benn épisode extorsion si rek daal di yónni ab vidéo bu ñaaw ki nga xamante ne moo di xari tam bi buñ sukkandikoo ba tey si journal bi message bi di message de menace ñu consigné ko si plainte bi dafa doon sans équivoque ne ko tu me donnes 20 000 euros di 13 119 140 francs CFA sinon damay biral say vidéo si réseaux sociaux yi am nga ñaari simili ngir tontu mu jànnoog yooyu li agissement Dame Amar da saisir DC ci fàttali Pape Abdoulaye Seck li ne nag doon gulleet muy am xarma yàlla ak yoon
ñu teg ko loxo weeru mai atum 2014 waa actrice ñoo ko tegoon loxo si mbirum cocaïne dafa bénéficier woon ab liberté provisoire gannaaw ñetti weer ya ñu ko téye si juróom benni doomi aadama yu ñu mujjee teg loxo ñoom waa brigade de recherche bu compagnie bu gendarmerie bu Kër Massar ñeent présenté nañu leen altine 27 avril àttekatu instruction bu premier cabinet bu tribunal bu grande instance bu Pikine Guédiawaye ngir divers chefs d'accusation bokk ci acte contre nature ñoom ñoo ñëwee nag ci mbirum Pape Cheikh Diallo lañ leen jàppee di taskatu xabaar bi la di Souleymane Fatou Ndaw chaîne religieuse Malikia TV la nekk styliste bi la di Amadou Soumaré ñu tegee ko loxo ci Almadies de Rufisque tailleur bi la di Adama Dieng moom tamit si la bokk ñu tegee ko loxo ci Rosso Sénégal ci ba muy jéem a daw génn dem Mauritanie ak gendarme auxiliaire bi la di Lamine Silla bu ñu sukkandikoo ba tey si Seneweb ñoom ñëpp inculpé nañ leen ba noppi placé leen sous mandat de dépôt magistrat instructeur bi yor boobu le dossier moo leen dóor boobu le mandat de dépôt coach sportif bi la di Samsidine Touré ak styliste bi la di Youssou Dramé ñoom nag yóbbooguñu leen ci kanamu doyen des juges bu Pikine Guédiawaye ba tey ñu ngi ca brigade de recherche bu Kër Massar ci fàttali brigade de recherche boobee daal dinay franchir baaru 80 arrestations yi si mbirum Pape Cheikh Diallo beeg ñam ca àndal ñu dem ca assemblée nationale ak loi spéciale Sonko bi nga xamante ni tey ci talaata ji la ñu koy voté ñu présenté ko comme benn avancée bu majeur jëm ci équité démocratique réforme code électoral bu ñu adopté en commission daal dinay jur controverse bi nga xamante ne ni nag bu vive la si ba ñuy amal débat yi bu ñu sukkandikoo si rapport de commission des lois boobu les textes nag dafa def objet wu benn examen en séance plénière nit ki talaata ji le 28 avril 2026 ci assemblée nationale derrière nag argument wu benn texte général et impersonnel vos baat yu bëri dañuy dénoncer benn loi bi nga xamante ne ni dafay porter empreinte bi si benn destin politique bien précis di bu Ousmane Sonko commission des lois adopté ko la proposition loi boobee di numéro 11 2026 dafa fas yéene nag corriger li nga xamante ne ni ay promoteur am dañ ko jàppee ay dérives si jëfewu ay règles inéligibilité visé particulièrement article yu L29 ak L30. Senelec bu yoroon 15% wu capital ba daal dinay mujjee doon actionnaire unique West African Energy bu daal di construire centrale électrique 366 bi nga xamante ne ni MW bu nekk ca Cap des Biches la boobu opération lu ko tax a jóg mooy passeloo capitalu entreprise bi si 4 jëm ci 16 milliards de francs CFA ak rawatina sauver benn projet bi nga xamante ne ni dafa cloué ci point mort ndax ay procédures judiciaires yu koy wutaleeg ay actionnaire am bu Arouna Dia nee na ba file muy actionnaire principal West African Energy daal dinay fàttali rôle bi nga xamante ne joué na ko ngir benn dénouement wu boobu le dossier nee na daal moom si jëmu boppam sollicité na ca Ouagadougou jëwriñ bu njëkk bi Ousmane Sonko ngir mu contribuer ci dénouer différent bi nga xamante ne ni moom moo doon paralyser gestion centrale bi weeru mai 2025 la woon si benn ndaje ak Ousmane si diggante Ousmane Sonko bu ne woon en visite ca Burkina Faso communauté sénégalaise bu fa nekk si turu ba ay compatriotam yu nekk si Burkina. Arouna Dia dafa plaidé woon ngir benn intervention jëwriñ bu njëkk bi ngir wàllum règlement wu mbirum West African Energy bi. fi mu ne nii c'est acté par décret njiital réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye fal na 9 membres yu conseil de régulation de l'autorité de régulation de la commande publique di ARCOP mu jóge ko ci administration publique ou secteur privé bi ak société civile bi fal nañ leen ngir benn mandat wu ñetti at yu ñu mujjee sa féddaliwaat dalee ko 22 avril 2026 si titre administration publique présidence de la République monsieur Aléna Diop inspecteur du Trésor conseiller économique président de la République ministère de la justice madame Ndeye Rokhaya Sène magistrat directeur au cabinet bu ministre de la justice ministère des finances et du budget madame Yaye Anne Sey Thiam ingénieur statisticien économiste ci titre ay organisation patronale secteur privé bi madame Rakiwan juriste membre bureau exécutif bi monsieur Talla Ndiaye financier coordonnateur général pôle économie finance et fiscalité monsieur Youssoufa Diop directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal ci titre de société civile maître Ibrahima Ndiégène avocat à la cour ordre des avocats du Sénégal monsieur Moundiaye Cissé directeur exécutif ONG 3D monsieur Salou Dieye expert fiscal mandataire judiciaire président ordre national des experts du Sénégal bu ñu sukkandikoo ci document bi conseil de régulation bi dafa assurer supervision ay activités yu autorité bi ci jëfewu ay orientation ak i politique u état bi ñi nga xamante ne dañ koy définir en la matière ay membre am nag dañ leen tenir ci obligation
mention discrétion secret professionnel ngir information yi faits et actes yi nga xamante ne ni dañ koo xam ci exercice su seen fonction gannaaw loolee ministre secrétaire général du président de la république ak ministre des finances et du budget dañ leen chargé ku ci nekk ci lu ko ñeel ci jëfewup boobule décret nga xamante ne dinañ ko biral ci journal officiel bi. ci conférence de presse bu ñu doon amal kile di Mimi Touré daan nay xam le rôle El Malick Ndiaye ak Ayib Daffé moom Aminata Touré nag daal dinay occasionné wu ci boobu les conférence de presse ngir défendre démarche bi nga xamante ne ni moom moo leen yóbbee ci ay réformes institutionnelles yi nekk en cours lépp ci apporté benn précision politique bu am solo mu dañoo taskatu xabaar yi Mimi Touré insisté na ci caractère inclusif processus bi nga xamante ni jiital réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo ko engagé di fàttali ne mu ngi bind ci tradition sénégalaise yu dialogue ak consensus assise de la justice yi en 2024 toftalu ci dialogue bi ci système politique 2025 bi ñoo tax bu ñu sukkandikoo ci moom ñu dégager ay recommandations yoo xamante ne ni acteurs politiques yi dañ ko partagé bu yaatoo yaatu société civile bi ba ci force vive yu nation bi. accoutrement ba ila colko ba Diomaye Faye njiit réew mi ba ñu amal inauguration parc agro-industriel bu Kolda ci tournée ba ca région ba doon li nga xamante ne neex na Mamadou Ibra Kane ci page X-am leader parti bi di demain c'est maintenant daal dinay woo njiital réew mi ngir mu xoolaat tenue ya nga xamante ne ni mooy yu muy sol ne daal ab président de la république du sol colko yoo xamante ne ni dañ koy sol ci anam boo xamante ni koy négliger lool ci public bi tenue chef de l'état bi maanaam colkom bi ci limitu ab colin ak nag li nga xamante ne ni doonul doonul li nga xamante day nekk ci hauteur ab éminente fonction bi nga xamante ne ni askanu Sénégal ñooy ko dénk mu daal di koy xaati moom taskatu xabaar bi candidature Macky Sall ca ONU ci nag mbir mi ni mel wala ci cadre seen tournée bi ci këru diine yi benn délégation bu ñaar fukki membre yu convergence citoyenne xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké dalal na leen dem ci altine ji ca Touba lu ko wund woon mooy recueillir ay ñaanu xalif bi ci lu ñeel candidature ki nga xamante ne ni moom moo di Macky Sall ci poste de secrétaire général des Nations Unies nag noonu nag ki nga xamante ne ni moom moo di Serigne Mountakha Mbacké daal dinay rek xamal délégation boobee nga xamante ne Bakar Gaye moom moo daal di représenté 1200 membres yi nga xamante ne ñu adhéré ci convention citoyenne ngir rek ñu daal di transmettre boobu message nga xamante ne ni moom la leen Macky Sall daal di yónni ci noonu nag Babacar Gueye daal dina ci préciser bu baax a baax li nga xamante ni moo di yónnent ba ca booram Serigne Mountakha Mbacké tontul délégation ba ak sagesse ak sérénité ne dakkal mosula dakkal di ñaanal Macky Sall daal dina koy dénk Serigne Touba te nag ba tey coppiwul boobule rek xalaatam nee na nag ñun dañu gëm yàlla amuma lu dul ñaan comme rek li nga xamante ne ni moom moo di arme waaye nag yàlla muy dogal moom mooy dogal bu dee nag boobule poste secrétaire général lu ONU lu gën la ci moom ak nag ñëpp yàlla na ko yàlla may bu dee nag jë daal dina koy maanaam yàlla daal dina koy dencal leneen lu ko gën it yàlla na ko yàlla jox loolee la leen Sëñ Muntaxa daal di xamal. Fédération sénégalaise de football lay dooree xibaaru tàggat yaram zone gu yees turbulence moo fa daal di am Moussa Mbaye dafa décidé tekki ndombal tànkam ci rôle mu bu mu am ci gestion billetterie wu mondial 2026 bi ab décision bi nga xamante ne nii sans lien officiel ak dossier interne yu récent yi daal dinay raviver ay interrogation ci doxali nag gouvernance instance fédérale bi di nag lu yees lu am ci fédération sénégalaise de football. Moussa Mbaye membre du comité exécutif ba annoncé na démission am ci poste mu ba gestionnaire billetterie ngir coupe du monde FIFA 2026 bi lii lee di làmb la ñu koy ndar keppe Sa Thiès bu daan Modou Lo ñoom ñaar nag daal nañuy gisee ngir nag acte bu mujj bu combat royal boobee ñu livré 5 avril face à face finale bi ci compte rendu wam bi record daal dinay xam ne ancien roi des arènes bi ci boppam daal dinay orchestré couronnement wu successeur bi maanaam ko koy wutu
nañu boobule xew-xew kii la di promoteur bi Baye Ndiar orchestré ko ci anam bu mucc ayib jël na ay airu gala ndax mise en scène bu solennel buñ ci amal cérémonie bi nag daal dinay koy ubbee si ay notu Titi bi nga xamante ne ni dafa jagleel benn prestation bu vivante kii la di X Lo di Modou Xarañ Lo laata Réma Diop di jël tamit relais bi ngir accompagner nag dugg ba kile di Sa Thiès bu installé wu ci fauteuil royal bi spécialement ñu aménagé ko ngir li ni mel boobu li atmosphère lyrique daal di koy porté Modou Lo daal di nay def geste bu fort si installé personnellement Sa Thiès si trône bi daal di koy jox collier bi ba noppi déposé ko couronne roi bi ci boppam daal di sori bépp amertume daal dinay marqué esprit yi si générosité bu mu def si offrir jeune frère Balla Gaye 2 bi ay tissu ngir moom ak famille am daal koy booleeg am enveloppe ngir li nga xamante ni moo di njëgu ba ñaw gi mu ngoog li leen di loon tey ci xibaar bi sub tey gi jaajëfal leen ci ànd bi safoo beeg kóolute gi